le coordinateur au Grand Place am nga Papis Diaw responsable desk sport am nga Oustaz Assane Diouf nga xam ne moo amee le desk islamique am nga madame Faye moo amee poche bi elle est très importante am nga madame Ba Noël Liane Thiam mooy sama assistante donc après su fekk ñu ngi lay dalal jàmm jërëjëf président ñi ngi lay nuyu di la wax ne que dañoo kontaan lool ñëw fii ñi nga présenté ñëpp ci kër gi la ñu bokk comme ci kër gi la ñu bokk te dafa yaatu ñoom ñëpp ku ma ci xamantewul personnellement maa ngi lay suivre sa yëngu-yëngu ci wàll wi ci li nga xam ne que moom mooy responsabilité. excusez-moi kii Alioune moo ma nëbboon Mamadou Diouf. waaw Mamadou le technicien il est très important. ah très important. waaw Muntaga mi ngi. ci Muntaga waaw wax nga dëgg effectivement sport waaw effectivement. xam nga léeg-léeg dafa am ñu nëbb. dëgg la. waaw baal ma. donc ñi ngi rafetlu loolu te wane ne que vraiment équipe bu am solo li tax nag ma ñëw fi tey nuyu si la ñaari fànn la bu njëkk bi mooy sama mag nga. te danga ma mag ci ñaari wàll yëpp mag ma ci métier bi nga xamee ni que moom nga jàng moom nga xam nekk ci précurseur teg boo xamee ni que teg bu rafet la toujours dama koy wax fépp fu ma dem ci àdduna bi dama ne su ma duggee ci wàllu com ak presse gannaaw yàlla yow ak Babacar Touré donc ndax boo nekkee mag jiitu boo geestoo war nga gis say rak pare pour jàpp donc loolu référence la boo xam ne du ma ko fàtte mukk loolu moo ma encouragé ma dugg ci bi ma ci duggee tamit daanaka lii kër gi di yaatu yëpp vraiment ñu bare ñi nga xam ne que ñi ci ëpp ñu nekk ci sama kër jaar nañu fii kon fii école la jaar nañu fii jaar bu rafet ñu xam leen ñu def ci liggéey boo xam ne que aussi nga manager ko comme ni nga toll beneen bi moom mooy bu ñu weesoo wàllu liggéey bi mooy dañoo dëkk sama doom yi yëpp yaa leen tudd sama papa lu xew ci kër ga dafay wax ne woo leen sa mag nga jiite ko lii jamono di tar yëpp di naqari dëkkandoo li mu diis yëpp chaque fois bu lu xaw a nuroog réeroo amee sax ñun yow mi nga xam ne yow yaa ma mag wala man mi nga xam maa topp si yow dañuy fexe ànd ak dal pour mën a évacuer loolu bu ñu ko dul woon mën a évacuer bu ñu matul woon di ko évacuer tey jii peut-être lii du mën a am ba nga xam ne ma ñeme ñëw seet si la te yàlla xam na ni que tàgguwuma kenn du ma tàggu kenn ndax kuy seeti sa mag doo tàggu waaw donc vraiment maa ngi kontaan ma ne nag dañu nekk ci wàllu presse di ci góorgóorlu di ki def li ñu xam ne que loolu la ñu yaakaar ne que buñ ko apporté dina mën a yokk liggéey bi gën a suuxat réew mi mu jëm kanam loolu ñu dem ci teg quotidien teg rajo léegi teg télévision bi nag bu ñëwee balaa moo démarré dama war a jóg ànd ak ñi ma war a àndal ñëw seeti samay mag ñi nga xam ñoo ma fi jiitu wax leen ne que man ñëwuma pour affaire concurrence man dama ñëw pour partenariat dama ñëw pour apporter un plus pour fekk li nga xam ne dañ ko fiy def mu baax te Walfadjri kenn jiitewu ko si ñu apporter ci un plus pour Sénégal jëm kanam bu ñu xoolee Sénégal réew moo xam ne que xëy na amul pétrole amul diamant mais yàlla def na fi ay xam-xam yooyu nag bu ñu dul xalaat lu rafet kon jaaxle dina am donc te je pense que ni borom xam-xam yëpp c'est à travers la presse que la ñuy mën a jokkoo ak population yi pour jox leen li nga xam ne que moom mooy ñoom ñoo ko moom tendre le micro ñi nga xam ne que amuñu sañ-sañ wala possibilité di wax ñu leen di dégg wane leen xool seen métit wane ko je pense que loolu rek mooy démocratie te dama ne bërki démb dafa am kilifa gu ma dajeel bu bokk ci gouvernement bi nii ma ne ko même boo leen waxee ni que télévision bi wala rajo bi wala journal bi bind na loo xam ne que neexu leen wala gënalu leen loolu je pense que boo xëyee suba teel bi boo ko dégloo lu mu la metti dina la jox aussi ay solution pour nga jóg
am na ñu bare ils gouvernent le matin bu ñu xëyee dañuy xool journaux yi déglu rajo yi c'est en fonction de ça loolu la ñuy modifier des choses yoo xam ne modifiables dans la journée donc man considéré wu ma mukk que ne presse daf fi nekk di wax lu ñaaw wala di taal presse daf fi nekk pour jëmale affaire yi kanam man loolu laa gëm moo tax maa ngi ñaan yàlla gannaaw sama bakkan bi daal moom affaire presse dinaa ko continuer incha allah pour fexe tamit loolu nga xamante ni yéen commencé ngeen ko démb tey soog a ñëw pour que Sénégal li nga xam ne mooy information yi équilibré ba nga xam ne que ñëpp dinañ ci mën a jot ñëpp yem ci. loolu nag moo tax ma ne naa déplacé wu tey ñëw ànd ak Mamadou Diop nga xam ne que moom moo jiite kër gi vraiment aussi bërki démb rek. Invité nga ko ci inauguration bu am importance bi fi amoon mu ñëw taxawaay bu mat sëkk tu vois taxawal fi groupe bi ndax dama leen di wax ne que man de su ma sañoon ndey ji seex ngeen yi doon da ngeen di tëddee jaaxaanaay fu ñu leen woo ngeen dem wuy si ba pare di reconnaître parce que nit ku dul reconnaître du amul importance du jëmale yëf yi kanam donc moom ku yàgg dox ci diggante bi la lépp lu mu gis loo xamee ne que diggante bi xëy na lii mën na ñagas daf ciy taxaw daf ciy waxtaan ak man ñi ngi ànd ak aussi Aliou Ndiaye ci kër gi la nekkoon am importance bu mag projet télévision bi yëpp daanaka lépp li nga xam ne que moom lañ ci commencé woon def techniquement ak au niveau du contenu moom lañ ko jox depuis 2 ans mi ngi ciy liggéey taxaw ci taxawaay bu mag ba pare nekk nit koo xam ne que fii la jógee ci kër gi la jógee donc ñu ànd ak moom tey ànd aussi ak Charles Faye nga xam ne que moom moo yore suma communication ba pare am rôle bu mag bu mu war a jouer ci télévision bi ànd ak Boubacar Ndour sama rakk la waaye collaborateur la aussi dans ce cadre là war a jouer rôle bu mag ci biir télévision bi ànd ak Mamadou Mbaye Garmi sa xarit moom yàlla moo def moom képp ku baax Sénégal rek ràññee na la loolu laa koy wax tout le temps ma ne ko continuer di wane lu baax ndax lu bon mi ngi bëgg a bare donc ci loolu la nekk donc ñooñu laa àndal bëggoon nañu nag ñëpp bëggoon nañ ñëw ñëpp man maa leen ne ngeen dallu ñëpp bëggoon nañ ñëw ku ko yëg depuis démb bi nga xam ne jot naa la téléphone ba nga jox ma sa accord ñëpp dañ bëggoon ñëw kër gi yëpp a bëggoon na ñëw pour profiter si nuyu la rendre le hommage pour wax la vraiment que du ñu fàtte waaw Moustapha Diop moom mi ngi noonu mooy soog a yegg si Moustapha waaw Moustapha kaay nuyoo voilà joon donc daal vraiment président loolu laa ñëwoon di nuyu na gars yi di leen wax ne que liggéey bi moom wet di gis bokku ca waaw man képp ku taxaw fii rek am ñi ma xamante ne yëpp waaye lépp li may xool ci télévision bi laa koy xool di ko déglu ci rajo bi di ko lire ci journaux yi macha allah je pense que c'est une équipe qui gagne ñi ngi ñaan yàlla Walfadjri continue xamee ne que yokk bi dina feeñ ci yéen encore beaucoup plus loolu laay ñaan yàlla kii nag moom kenn mënu maa booleeg moom waaw dama ko dul nangu parce que ku dem ba nga xam ne que say doom moom moo taxaw tifli seen nopp kooku je pense que c'est profond donc man lu nit ñi mën a wax lu ñu mën a interpréter damay tëj samay nopp du ma gis tànqamlu loolu laa dëkkee moom laa dëkkee bi nga xamee ni que affaire u dëkkandoog yooyu yëpp am na mosu leen maa dégg ma wax ci dara mosu leen maa dégg ma commenté ci commentaire am laay déglu ci la ñuy topp continuer moom nag mooy sunu mag nag responsabilité la parce que mag bu dee da nga jiital say rakk loo leen wax rek loolu la ñuy def man du ma dégg mukk ma wax jëmale ci sama mag parce que man loolu laa xam loolu la ma sama bàyyi woon loolu la ma sama yaay woon droit de naissance dama ko fonk donc lépp loo xam ne que quelle que soit la situation kenn du ma dégg li sama mag wax ci laay dem bu ma d'accordul ak moom dama koy téléphoné ne ko grand d'accorduma ak yow mais kooku si man ak moom la waaye publiquement jamais loolu laa mës a mel ci loolu laay continuer donc télévision bi nag gis nga li ci am yëpp wala dégg nga ko pratiquement depuis 2 ans on a été bloqué ci ay affaires yoo xam ne que wéeruwul woon fenn yàlla mi dara tawul bi nga xam ne que laaj nañu li ñuy laaj ñu indi ko wane ko mbir ma sotti jël na temps jël na alal jël na lépp waaye yàlla mi ñu bàyyi ak sunu bakkan ak sunu teey ak sunu dal pour que ñu mën a continuer loolu affaire bi lu metti la woon mais vraiment sentir nañu aussi ñëpp
ñëpp si seen wax te Walfadjri mi ngi ni concurrent la mais liñ ci wax ci wàllu Youssou Ndour boo ko doon xayma su dee audimat bi wala les mesures les appareils de mesure xëy na waxuñu ko ci beneen artiste te pourtant ñu bare dañ naan Youssou Ndour yéen Walfadjri daf leen compte donc da ngay xool toujours da ngay mesurer man damay xool bu baax donc combat bi nga xam ne que dañ ko doon mëne muy combat de justice muy rek loo xam ne dafa war a am du lu ñuy ñaan wala lu ñuy def dara dañ ko ñaan ñu may ñu ko ñu war a indi leeral fu ñu ko jëlee ban ko leeralee je pense que mbir mi kenn waxatu ko donc vraiment loolu taxoon ma ñëw di présenter la loolu di la inviter officiellement aussi ak kër gi pour ngeen ñëw visiter incha allah dañu nekk ci semaine bi ci affaire Bercy bi et encore maa ngi lay remercier sur la publicité de Bercy ndax rendre nañ ma compte bi ñu fi ñëwee wut publicité yombal yi nga ñuy yombalal te télévision yi bari na xëy na ñëpp defuñu noonu maa ngi lay remercier ci loolu dañu nekk ci Bercy bi mais incha allah bu ñu jógee ci Bercy bi bëgg naa jëlaat yow contact pour que ñu am benn jour nga ñëw visiter kër gi parce que kër gi kat balaa ñu ko ubbi faaw suñuy kilifa ñëw xool ko ñu expliquer leen lu nu bëgg a def ndax ku la mag ëpp lay sagar te l'expérience n'a pas de prix et moi je sais exactement te problème bi man maa ko jël en main ñaan leen ko ñoom ñoo ma ko ñaan ma nangu ko jël ko en main ba ci cëppaandaw ga ma teg ko seen loxo donc loolu nag man fi ma war a jaaree du ma fa bañ a jaar waaw xëy na peut-être boo ko tegoon ci ay loxo xëy na dañu am feneen fu ñu jaar mais man fi ma war a jaaree xam naa ko te ko kenn mënu fexe ba du ma fa jaar loolu moo taxoon vraiment ma ñëw fii di la remercier encore une fois di ñaan yàlla kër gi di doon Walfadjri dimension bi mu nekk mu yokk encore une fois et te dire grand que ne moi je suis pas un concurrent je suis un partenaire il faut me prendre comme tel te loolu ma wax noonu du ma wax di def leneen. merci en tout cas jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la dalal jàmm yegg si nga ci sa kër comme ni nga ko waxee noonu la amee Walfadjri merci këru réew mi yëpp la këru àddina bi yëpp la mooy choix bi ñu def depuis le début dañoo tànn mu nekk loo xam ne rek ku ci yegsi rek yegsi nga sa kër loolu itam ñu teel ko yaatal moo xam art la moo xam politique la moo xam économie moo xam social la moo xam communication la domaine bi ñu nekk journal bu mun di nekk rajo bu mun nekk télévision bu mun nekk bu ñëwee fii rek ñun dañuy jàpp ne yegsi na ci këram looloo tax sax ni ñu koy gérer mooy ñu dox daje rek ci benn principe ci benn idéal boobu ñu jël ko di ko doxe loolu aussi nga waxoon ci benn wax boo xam ne moo continuer ca ubbiteeb millénaire bi nga ne mooy médiumu troisième millénaire loolu la ñu doxee nga xam ne troisième millénaire mooy kenn moomatul dara ci mondialisation la ñu nekk lépp lu waay amee rek ku nekk sañ na caa jël wàllam ñëpp a ko bokk noonu la mondialisation doxee esprit boobu nga waxoon ci la ñuy dox ñaareel bi ñu gërëm la ci say tànk puisque jóg war a dem nuyoo ji du ñëpp a koy def waaye nag ku ko def ñu gërëm la ca def bi nga def li la war puisque du ñëpp ay def li leen war ñun itam également noonu nga def noonu lañ defoon bi ñu ñëwee di télévision dañoo soloon siñ dàll dem mboolem télévision bu fi nekk ñu ñëw nuyu la won la ne la taxawal nañ loo xam ne dañoo ñëw pour partenaire les mêmes mots yi nga wax moom la ñuy utiliser woon à l'époque bàyyiwu ñoon kenn ku nekk dem nañu ba ca saroon ñu wax la ko nii nga def nii tey ñun noonu la ñu defoon def ko porte à porte def nañ ko itam ci yeneen i événement yoo xam ne dara xew na fi ñu daal di jëlaat mobiliser waat ñëpp defaat porte à porte y compris ci sa kër fekkoon keroog ngay mayee sa doom waaye terewul keroog ñëw nañu wër occasion buñ mës a am rek ñun jóg nañ sol suñu dàll pour wane du benn fépp la kooku mooy suñu tànk yi nga xam ne ñu ngi koy doxee gëm itam bu ñu gëm ne yëf yi benn la dul ay kàddu rek dañ koo dox keroog comme ni nga ko waxee ne ñi ëpp ci ñi fi nekk sa njaboot ñu nga fële loolu pour rafetlu ko dox ko
dama jël samay tànk téléphoné leen ne leen dama fay ndekki si bi sàngam ci rajo ba biñ ñëwee ci à l'heure début ma fekk ñoom Mamadou ak ñëpp ñu ngi toog ma encouragé leen ne leen lépp lu ngeen daan def rek na ngeen def lu ko ëpp àddinaa ngi leen di ubbil bët ñu ngi xool ndax la ngeen mu ne woon kon man su ma sañoon lu ngeen daan def rek da ngeen def lu ko ëpp beneen yoon fekk observateur taxaw na di génn ci Karim poser un problème Aliou Ndiaye a ngi nii toog ma ñëw fekk ko fa moom ak sëñ Saliou Samb ne ko dama ñëw pour wax leen ne leen képp kuy dal si ci seen kaw dafay jaar ci suñ kaw waaye duñ ko bàyyi mu jàll yéen ak seen liggéey continuer leen di ko def keroog bokk na ci baat yi Aliou Ndiaye wax ku concurrencier ak yow ci taxaw ëmb njabootam ba kenn du dal ci seen kaw nga jiitu ko ci mi ngi nii toog donc keroog boobu ci diggi coow loola xaaruñu téléphoné wuñu defuñ ko à distance bi nga xamee ne animatrice bale yàlla na ko yàlla yërëm Eva Mbaye génn na àddina ma fekk keroog ci kaaba gi ma toog fa def ñaan bi ma génnee maa ngi jot ñoom Mamadou jot ñoom Assane Gueye ñu ne ma ñu ngi nii di génn cimetière yi man leen man ci kaaba gi laa génn maa ngi doon def man tam samay ñaan donc lu fa xew ci bànneex wala ci naqar dañ koy bokkandoor donc yooyu mënoon nañ ci di lim loolu itam am na ca sud keroog suba teel dama xëy rek benn waaye ñëw ci sama bureau xàqtaay ma ne ko lu xew mu ne ma tëj ni ci sud keroog tëjuma sama bureau dama génn rek uti sama oto ne ko yow xam nga li nga wax lan la loolu mooy tëj nañ rajo yëpp au moins yi ci nekk privé au moins loolu mooy tëj nañ ñëpp mooy ne kii nañ yëpp yow li ngay wax li lan la rek taal sama oto ci yoon wi ci la ma RFM woo ma jël di tontu lu yàgg te fekk maa ngi dawal ci laay nekk ba même Walf bi ñu may woo ñu daal di jël générique gu Sud toute la journée di ko teg avec toutes les informations la même chose bi nga xamee ne le quotidien am na problème Abdourahmane Camara mi moo dem jiite ji commission bokk ci ñi tëraloon stratégie bi ñu wax ne dañuy njëkk a def éditorial en commun ensuite ñu daje ji quotidien wala ni ñëpp quotidien lañ dem ci famille bi ba yiñ tëraloon ba ci journée sans presse ak yëpp yañ waxoon yëpp ñoo ko bokkoon man maa jiitoon commission ba keroog ci kanam premier ministre laa taxaw keroog bi ñu président di téléphoné foofu pour wax ne yéen presse Sénégal nu may tàgge ma ne ko du ci presse bi de xaw ma foo jëlee information boobu mu ne bon ma ne ko premier ministre a ngi nii ci sama wet mu ne ko non rumeur la woon waaye duutoon ci presse bi ma ne ko presse bi reprendre ko te amoon na rumeur bi donc yooyu yëpp ñu def ko ba mu génn ñu dem jëli ko bi mu paree mu daal di def le tour et j'en passe mun nañoo léeg-léeg ñu ñàkk d'accord ci tel point la ñuy jiital wala bii la ñuy yéexal wala nii la ñuy xeexee wala nangami combat waaye musuñoo toog di seetaan kenn ne ko sa combat la puisque ay concurrent lañ ñun leneen la musta am mosuñ koo gëm fii ci Walfadjri liñ mos a gëm mooy benn bopp lañ benn liggéey bi lañ suñu public bi ñuy seetaan bi ñuy déglu bi ñuy lire benn la il s'appelle le peuple sénégalais mais c'est un public multiple bokkul lim bugg a seetaana ndoor bokkul lim bugg a dégloo ndoor bokkul lim bugg a liira ndoor looloo tax damay njëkk a wax li ma yàgg a wax ñi ñëw fii di ma tàgg wala di ma yëgal ni taxawal nañ leen waxtu mu ko nit waxee rek damay ne il y a encore de la place te gëm naa ne ba léegi dëgg la il en reste dëgg la moo xam ci domaine yi rajo moo xam ci domaine yi journal moo xam ci domaine yi télé ba léegi des na parce que sénégalais day nit koo xam ne tey boo fi ñëwee da ngay laaj lan mooy plat sénégalais am na ñu koy wax ñi ne ceebu jën waaye est-ce que kon bu boobaa maa fe nu muy def bu boobaa yeneen ak yeneen ak yeneen yomb noo toog di ko compter te du jeex nu ñuy def ça veut dire que sénégalais fu mu gis benn plat rek dana ñëw léegi ni la man daal depuis quelque temps bii laa gis mooy sama plat nga ñëw foog ne boobu mooy plat sénégalais donc noonu la mel ay sensibilité lañ yoo xam ne fu ñu gisee dara da nga dem ba yow dootoo xam sénégalais lan la barke dem bu ñu fi defee série bële ci Inde bi mu ñëwee dem nañ ba foog ne sénégalais yëpp ay indophile lañ te foogoon nañ ni Sénégal
li ñuy seetaan yëpp mooy yeneen série yi nga xam ne dëgg la ñu ngay jógee ci yeneen i place bu yàggul bi ñu essayé ñu nag na fi gis nañ ni ndax xam bëgg nañ yu africain yi waaw bon yu bëri su njaboot rek nga koy njëkk a xamee commencement bi dañu ne ah yéen yi ngeen fi indi waaye dañuy dem ba mu yàgg rek ñu ñëw fekk njaboot yaa ngi toog di seetaan ñu ne ah ndeke ñoom kat dëkkuñ fenn ñun dañoo defee woon ni xale yi dañoo tubaabe ba soo leen teg donc ça veut dire que il y a un public multiple et ce public multiple mi ngi ñuy xaar nag ñu koy indil di ko indil loolu lan lay yokk wax nga léegi sur le plan politique ak sur le plan administratif ne dans ce qu'on fait mi ngi aider les uns et les autres ñu am liggéey mais mun nañ cee yokk lu ëpp loolu mun nañ cee yokk ne mi ngi téye nit ñi ba génniñ di yàq tey boo leen tegalee ci rajo wala nga génne leen ci télé lu ko jar da nga tax ba doxantu bi ñu waroon a nekk ci mbedd mi di agressé di def leneen da nga koy daal di anéantir doxu mbedd mi ci saa si da nga koy daal di annulé yooyu yëpp nag mooy waral ne li ñuy def dara nekku ci de trop waaw dara nekku ci de trop li ñuy def yëpp dañoo am askan wu ko soxla bu ko paree consommé ba pare nag di ñu wax naan ndax indi ngeen leneen ndax am ngeen leneen kon képp ku ci yëkkati lenn lu mel nii rek ñëpp war nañ laa jàppale ne ah ndax mu gën a oyof ndax nit ñi lii ma doon def kat naroon naa dem ba sàppi lii ma doon def kat naroon naa dem ba saturé mooy loolu waaye su ci keneen defee keneen def kii ñëw bu ñëwee danaa ko apporter comme ni nga wax expérience mais moom itam dana ma apporter nouveauté 109 la su ko defee tout un chacun a besoin de l'autre dëgg la complémentarité boobu di yokk loolu dama ko gëm dans ce qu'on fait ku ci nekk rek soxlawante nañ am na nag ñu ñu dépassé loolu moom danaa la ko wax am na ñu ñu dépassé lool ñun ñu nekk ci kaw mooy ñu nekk ci suuf kooku dinaa la ko wax tey soo ko yëgee boo ko yëgul ëllëg da nga dem ba defee ne sax ñooñu dañ la wor te fekk ñàkk leen a comprendre la suñ techniciens yi dépassé nañu suñ journalistes yi dépassé nañu suñu animateurs yi dépassé nañu kooku am na ñu bëri ñu ko xamul ci kaw am na patron yu bëri yoo xam ne xamuñ ni ñoom entre eux il se passe tout ce qu'il faut barke démb dama dem Méridien ci couverture bi damay toog ba mu yàgg rek kenn ci ñoom ma xool ko mu ne nii batterie laa soxla keneen daal di wekki batterie ñëw jox ko keneen nit nii ma gis keneen daal di yëkkati micro ñëw jox ko dañuy miime rek ci biir fu ñuy nekk te nag boo demee bu ci nekk la bii la bële la bële waaye il se passe tout et danaa la wax mieux puisque lii ki la ko wax ku expérimenté dem naa fi ba bis ma mer ñi ñëw ne ma matériel bi dégg nga jël nañ ko jox ko diw mu ne waa mais matériel bi ñu jël nuñ koy joxee diw dégg nga jàpp rek yëf yi dana nga jàpp ne lii la tuddal ko aw tur ñu toog ba mu yàgg ma soxla rek ma gis ñoom diw ku nekk jógee fenn rek ku nekk def yëf yi muy yëfi boppam rek ku nekk di sotti kii indiwaale ku nekk indiwaale daraam rek pour def ko ci pour yëf yi tàkk ci saasi bu mu fay mu ñibbi rek ne bu ma fi kenn waxati matériel bu manqué bu ma kenn waxati matériel bu manqué ak bu ñu yóbbu faneen ñi ñoom dépassé nañu largement xam nañ ne entre eux waruñoo bàyyi kenn mu arrêté waruñoo bàyyi kenn mu manqué le et loolu daanaka mun naa cee joxe ay firnde ak i détails yoo xam ne tey ku toogoon di ko wax dañu la wax ne la c'est pas possible loolu amul ñii ay kii lañ wala dañoo def nangam noonu lañ mel suñ tasee ci reportage joxante nañ information bu yàgg waaw dañ lay wax fi waa ji jaar ak yim lay nëbb ak question yi nga ko war a poser ak li mu waxul ak yooyu yëpp il se le file nga ñëw nag yow toog foog ne yow yaa nax kii naan leen woy non non yéenay kii di gën ak yooyu ñoom ñu lay ree boo paree nag buñ paree waxante ko et j'en passe pour l'animation et pour autre chose il se passe tout waaw il se passe tout ci seen biir ci ko defante donc ñun buñ toogoon sax bëgg a camper ci benn tëju ne bon écoutez c'est entre man ak X ak Y ak Z danañ def lii suñ toogoon bëgg koo def
suñu njaboot ñooñu ci dul fekk si duñ ci ànd ak ñun parewuñ ko et j'en suis persuadé waaw man dox naa sama tànk ba tàyyi diggante patron ak patron de presse fii patron de télévision ak patron de télévision Abdourahmane mii sama seede la ci dox naa ci ca Makka dox naa ci ca Madrid dox naa ci ca Nangam naan leen ngir yàlla doon leen benn naan ma non c'est pas possible man leen ngir yàlla mën naa ko citer sax diggante Babacar Diagne ak El Hadj Ndiaye dox naa ci fu nekk Abdourahmane mii laa invité ne leen maa ngi leen di ñaan du pour yéen seen njaboot la du pour yéen organes yi ngeen amee yéen lu leen neex defante leen ko ci seen biir waaye nag vous n'avez pas le droit d'utiliser l'organe waaw ngeen di uute sax puisque li ngeen amee dafa nekk benn ça se complète man loolu laa gëm et loolu mooy wax ci organe bu nekk danaa ko ciy jéem su ma ci yëgee ne am na kenn koo xam ne beddi nga wala def nga nangam danaa nekk le premier à te dire je ne suis pas d'accord donc dama gëm ne lii ñuy def lenn la du ñaar du ñett du ñeent dama gëm ne aussi richesse su tey presse au Sénégal li tax mu gën a dynamique ci mboolem secteurs yi mooy li fi tase ba pare nag indiwaal liñ am dugal ko ci presse c'est un docteur nga xam ne mun naa toog ci cabinet am rek mu nourrir ko waaye mu ne non je suis journaliste kon docteur yi say luñ doon nëbb luñ doon feeñal ak luñ bëggutoon a wax ak yooyu yëpp am nañu nu mu tuddati un médecin journaliste boo xam ne dootu bàyyi rek ñu ne ñu vous êtes des profanes vous ne connaissez pas le domaine vous dites n'importe quoi ça y est on a un médecin boo xam ne il est journaliste et puis ñu wax ko mu tënkal ñu ko ci ñaari baat maa nga jógee ci kër ak cëriñ du ma seetaan ngeen ne yéen da ngeen di fooyee diine ji bu boobaa ci saa si mën naa la wax ne la mais diine ji moo njëkk a nangu loolu su ko defee loolu nekk richesse yaa ngi jógee ci art bu artiste bi nee non bu ñu journaliste bi nee nangam nga ne ko déet attention lii ñu amee nangam ak nangam wan ko ci communication et j'en passe et ça qui fait notre richesse aujourd'hui famille bi la boo xam ne li mu boolante loolu nag mënoon naa ko wax ci droit mënoon naa ko wax ci nangam moo tax yu bëri yu ñu daan retaanee nga ñëw daal di couvrir benn événement ñu daal di leen ne mais yéen li ngeen di wax du droit li ngeen di wax xamu leen ko dañ leen a war a initier bu njëkk yooyu rek lañ daan jël boo waxee ñu ne non dañ leen a war a defal formation ci droit ci nangam sonal ñu ci mais mujj gi bu ci nekk rek dafa am ñu fa xàttar bi ko rek ñëw ne booy bind leen ko kii dafay wax rek lii nii la demee su ko defee loolu la daal di tas donc li ñuy def loolu yëpp nag dans tout ça kan moo ci tirer profit c'est le pays c'est l'éveil des consciences c'est le développement mooy ñu dépassé ti loo xam ne affaire u ñenn la am séddoo wala giiroo comme ni nga ko daan waxee bi ñuy xale di ko def ay traak dëkk bi di toj ñu naan bii moo bind giiroo bii moo bind nangam léegi yooyu au grand jour lañ koy def ne la mbocc nga carte gi dugal ko ci sa poche jël nga ko pour sa famille jël nga ko pour nangam rajo yi télévision yi ñëpp di ko xëyee nga daal di taxaw yow war a def ndànk liñ doon wax nu mu tuddati contre pouvoir tey créé nañ ko et comme je dis souvent et comme ça se dit aussi contre pouvoir n'est pas forcément contre le pouvoir n'est pas forcément contre le pouvoir donc point yi ak yu bëri yoo xam ne mën nañ koo wax dafay wane ne ñuy toog léeg-léeg ñu tase léeg-léeg ñu waxtaan léeg-léeg lu ci am solo la puisque comme yu bëri yi nga souligné yoo xam ne yu ci bëree bëri comme ni ma ko waxee ñàkk waxtaan la ndax ñàkk waxtaan dafay dem ba mu mel ni li ñu amee bu fekkoon dafa xat wala dafa tuuti wala mënta joxe wala mënta def waaye joxeegul ñun liñ def joxeegul te li ko ñàkk tax teree joxe mooy su ñàkk waxtaan rek tey lu bëri perte nañ ko muy dem di tuuru faneen wala ñeen di ko kii waaye fekk na ñun ñu war a waxtaan rek ñoo waxtaan keroog bi ñuy daloo fii dama leen ne ngir yàlla buñ fi daloo di def ay éloge nañ def séminaire étudier nos problèmes buñ ñëwee ñu teg ko ñu génne ko ci 2 points l'environnement juridique l'environnement économique ak beneen l'environnement technologique puisque li ñuy amee c'est de la technologie léegi nag woo leen
ñi nga xam ne ay acteurs lañ ci organes yëpp ñu daje fii pendant tant de jours génne seen résolution bi ñëwee moom lañ jébbal président ñëw ko di ko teeru wala di ko kii dañ ko ne résolution baa ngi nii liiral ko lii mooy suñu problème tey l'environnement juridique l'environnement économique et l'environnement technologique. C'est le problème de tout le monde. mooy suñ de tout le monde donc bi ñu loolu la ñuy posé loolu yëpp nag suñ ko defee tey yaa ngi ñëw am nañ problème mu publicité manqué na donc l'environnement juridique il faut que ñu régler ko te tey foofu lu réy nga fa les multinationales ñoo ñuy dundee yaa ngi ñëw da nga gis tey écran bi mi ngi fees dell ak publicité dërëm du ci ñëw ci poche dërëm du ci dem ci société bi kooku tout de suite da nga ko moom ngay njëkk a dund waaw booy ñëwee waaw mi ngoog boo ñëwee ñu jox la film ne la moyennant 3 sponsors wala 4 ne la pour film bi nga gis ko ne kii de tibb na fekk na dërëm dugul yow mii diffusé nag zéro moom mi nga xam ne tudd na Code Ouest wala tudd na nangam Alchana wala tudd na nangam bu ñëwee jox la ak 4 te léeg-léeg dañ lay wax ba 5 te boo waxee nag ñu ne la waa ji sax 6 la ma nangoloon wala 7 man maa ko ne bàyyi naa benn bi yow nag duma la laaj sax loolu su ko defee ci biir loolu ci la ñuy dóoree nga xam ne premièrement nit ñi foog ne tibb nañ la dul jeex te fekk jëluñ ñaari dërëm muy benn nga ne noonu dama koy jënd maa ngi jàkkaarloo ak Chopin je viens d'acheter benn série à 70 millions ba léegi mun ma ko dawal nee naa leen du ma ko dawal gratuitement ku ma ne sponsor boo wax te musta daw ci Afrique francophone musta daw version française bu bees teq la plein d'histoire am na ci boo xam ne même ay chef d'état kii américain ñoo ci nekk mais mi ngi ni def naa bataille yooyu yëpp nag tant que jaaroo ci les multinationales quelquefois ñuy njëkk a nekk sa blocage ndax ñoom rek ñoo ci mën a tirer ñoom ñoo jëflanteeg les multinationales ñooy wax ak Jimbo ñooy wax ak Nestlé ainsi de suite yooyu yëpp ñoom ñooy wax ak ñoom yi ci des yëpp nag ay miettes donc il y a des problèmes plus sérieux que diggante X ak Y plus sérieux nga door a ñëw ci l'aspect juridique nga door a ñëw ci yeneen i aspect te du yaa ngi ni tey suba la kii bi di commencer comment dirais-je coupe du monde kan moo koy wone RTS fu mu ko teg fu mu ko teg pourquoi mu mun naa ñëw jaay ma package man sa wujj mun naa ñëw ne la yow pooykat ngay togg ceebu jën man rek maa koy togg ci kër gi te pooykat bi da may fay nangam door koo togg même bu boobaa on peut pas être jugé parti pourquoi le ministère wala benn organe wala mënuñ koo codifier ne la ça coûte 250 millions ñan ñoo ko soxla ñu ne 2 ou 3 ou 4 ou 5 yaa tey 8 su ko defee ñu daal di séddoo package bi nga xam ko à temps samee ngi nii depuis 1 mois mi ma taxaw publicité yaa ngi taxaw ndax da nga am coupe du monde ma ne ko vraiment daal doylu naa ci waxtu nekk mooy poser des problèmes de principe waaw li ma daan poser ba di ko teg mooy concurrence déloyale c'est vrai la résistance à l'injustice est une justice n'est-ce pas waaw mais nag doylu naa ci yooyu parce que bu yàggee dafay mel ni ko naqat der nga wax na ma ko mi ngi nii ba bisat démb laa door a jot lettre démb ci luy commencé suba lettre baa ngi nii lu ma wax mën naa laa jaay paquet ci 60 millions 40 millions 25 millions waaye nag doo ca jaay boisson non alcoolisée doo ca jaay téléphone doo ca jaay téléphone doo ca ba pare nag ne ma FIFA ma ko wax yow ngay dugal orange di dugal te du ki tàng jël mooy seetaan football bi bëgg a jënd boisson ba jaay ko ñu ne ma doo ko jaay mais il y a des problèmes très sérieux yu dans ce qu'on fait li ñuy distraire nag mooy entre personnes or man tey sama problème de sama personne les quelques 200 personnes yi fii liggéey te chaque fin du mois ñu taxawuma man loolu mooy sama problème tey mooy sama problème man waaw madame Faye mii xam na ne waxtu wuy dugg si ci bureau bi rek moom ci saa si ma daal di mer mu ne ma waaye yow sa kanam gi dafa xaw a kii dama ne ko waaw dama weer wee bëgg rek du ma ko wax dara waaye buy dugg rek xam naa ne c'est pour ma poser une situation nga door a ñëw nag salaire bi nag moo ci gën a tuuti je paye 50 millions pour les 3 satellites yi ma jël tous les mois fu ma koy jëlee nga door a ñëw ci yeneen ak yeneen tey autour de 200 millions par mois ñu ngi nii toog jàkkaarloog man
dégg nga yoo xam ne chaque fin du mois ñu taxaw ne la bii fii la jëm bii fii la jëm salaire ci gën a tuuti salaire ci gën a tuuti donc yëpp pour wax à cœur ouvert que il y a un environnement économique, il y a un environnement juridique, il y a un environnement technologique. Ces 3 points suñ ko résoudre xanaa ñuy ñëw ci entre personne ak personne ku ko tal loolu mën naa nangu ku retraité fële ñu naan la paa bale lam la wax ak paa bale lam wax sans papa mun papa puisque fii mu toll mun jeexal na ci la vie active bëtam yëpp ñu ngay xool ci cimetière yi waaye yow nga nekk ci biir dund bi di dund ñu lay indil sa digganteeg diw loola su fekkoon de dama tànn dem nekk sëriñ tëdd waaw li ko noonu mën naa am ñi may fenqale ak keneen puisque nag kooku moo ma ëppale ci àddiye ji wala maa ko ëppale ci tool yi wala moo ma ëppale ci nangam na waaye fii ma ku may bayal tool oo ma ku may jox àddiye oo ma ku may defal leneen li ma am yëpp fi muy duggee mi ngi nii dafay leer bilan bi au 31 décembre je le dépose avec tous les détails yooyu yëpp nag di ànd ak conséquences yi muy ànd léeg-léeg ñu xool ba mu yàgg fisc bi moom rek moo xam fu imposable benn juriste xamu ko su ko defee mu toog ba mu yàgg rek gis ne yow lii waxoo ci dara dafay noppi ba 5 ans mën le redressement bu ñëwee bu la ko dóoree rek nga daal di yëngu qui cherche trouve fu mu la redresser rek nga war a fay lu dul jeex dëgg la et j'en passe des problèmes énormes yoo xam ne li muy laaj mooy des échanges dëgg la des kii de réflexion des autour de ceci et de cela dañuy toog barke démb Abdourahmane Camara ngi nii Tidiane ma ne leen étudier l'environnement ñu dem ku nekk ci ñoom def un très bon rapport ñu toog di xool nag loolu naka la ñuy fexee ba résoudre ko donc c'est ça notre problème c'est ça notre ennemi c'est ça notre adversaire dool un problème de manque de kii wax nga un combat qui a duré mais combat bi comme ni ma ko waxee ku ci nekk rek da nga combattre ba yegg ñun dañ commencé dañ ko wax ma ne leen man daal duma xaar ci suuf si yëf yi di ma fekk dama yëg ci asamaan si wàcc dem Paris ñëw Globecast ne leen est-ce que mën naa def télé ñu ne ma c'est possible ñu ne ma il te faut 3 satellites AB3 mu indi la Paris nu mu tuddati EB9 mu yóbbu la Europe ak Asie beneen yóbbu la Afrique man leen yëpp ñu ne ma 1 milliard muy 1,5 million dollars ma ne waaye ma risqué ko muy métti lool lu ma am ak lu ma amul borñ kii situation baa ngi fi loolu def nañ ko 1 an et demi te loolu ñoo fekk si ci RCN mosuma taxaw wax leen RCN dama ñëw rek benn bis président daal di ma recevoir rek daal di ne ma woy maintenant je suis d'accord pour la RCN fekk na ñëpp ngi commencé jënd di ñëw ma daal di ko crypté donc mosuma taxaw ne ko jox ma fréquence mosta am moo tax bi ma ñëwee waxuma ko nii lay mel wala na dul mel noonu la ko joxee mu ne ma boo génnee mun ngaa def déclaration RTS bi ma génn ñu laaj ma leen y a la bonne nouvelle il a dit ceci point ñu daal di dugg biñ duggee fi mu ne nii jox nañ ma 14 fréquences nanguñ maa jox numéro yi pour ma dugg ci biir réew mi te ñi ci des jox nañ leen ko mu mel ni Sénégal Dakar sañ nañoo seetaan loo xam ne ñeneen ñi ci des amuñ droit pour seetaan te c'est accordé la lettre est là depuis 2 ans la lettre est là le matériel est là nga xam ne fii mu toll wax naa ak banque ba pare na ko financier pour ma def couverture nationale lettre baa ngi nii def ko mais yëpp nekkuma di ko bind ak di ko wax puisque da ngay toog mu yàgg nit ñi dañuy toog mu yàgg sax ñu def ne kii nangam ak nangam gis nga barke dem président ñëw na inauguré génn dem ñu bëri foog ne ñii de déggoo ne billahi barke alquran dañu génn rek ma daal di yëg ci saa si ay pot de banane BSDA yónnee li mu lay yónnee daal di ne la encore tey utiliser lu ko neex dégg nga ARTP def na li RTP et j'en passe c'est-à-dire contrairement à ce que mais nag est-ce que da ngay dëkk ci jote est-ce que da ngay dem ba mu yàgg yow observateur nga war a joxe information comme disait Babacar Touré ci inauguration bi il est difficile de parler de soi ci moment bi nga xam ne tu dois parler des autres c'est ça la difficulté c'est ça la difficulté puisque yow
t'es là pour les autres. ñu pousser la nag yow. pour que nga mujj nekk yow acteur. donc il y a énormément de problèmes mais les problèmes c'est pas nous c'est les autres comme ni nga ko waxee ñun liñ mun. mooy nekk ay modèle mooy joxe l'exemple def nga ko. nekk nga ndaw nekk nga xale li la yàlla may loolu yëpp nga exploité ko ba Sénégalais bu nekk soxla ko ñëw ne la lii jël naa ko loolu nga mun